ñaar fukki fan ak juróom si koor atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi da leen jàmm si xibaar yi marax gi li ciy gën a fas waajtaayub korite gi nga xam ne moom la ñu dëgmal ay fan dox suñu diggante rek moom tànki nemeeku la amal si jaay yi moom mu jëroon jor wàllum njaay meeg njënd mi Aminata Assome Diatta li mu seetlu moo di ak yokk amu ci tey di dalal xel yi askan wi ne njëg yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo si jaay yi nag dara du si yokk si biir njaay meeg njënd mi fii ak ñuy yegg si bés boobu nga xam ne moo di korite ay kàddoom nañ ko dégg si njëlbeenu xibaar yi dinañu it wax si li nga xam ne moo di waa douane bu digg réew mi si diwaanu Saloum ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal ngir xeex li nga xam ne moo di dugal am ñool ak li nga xam ne moo di dorog si réew mi waral nag ñu teg loxo diggante weer rek lu toll si ñaari tonnes yi ay yàmbaak lu ni mel ak dorog loolee di loo xam ne buñ koy xayma si koppar ëpp na ñaar téeméeri millions si geneen wàll gi it li nga xam ne moo jëm si xeex li nga xam ne moo di alal ju lewul di faux billet teg nañ loxo lu toll si téeméeri millions seen i kaddu dinañ ci ànd ak Adama Sarr mi ñu toogal si diwaanu Saloum dinañu wutali diwaanu Mbour sa Dengaleer ak coow li nga xam te ni biit moo fay wéy di dox diggante askan wa ak njiital Sedima Babacar Ngom ñi nga xam ne ñoo di notable jilaax ñoom it daan nañuy yëy yàbbi si wàllu woowee nag daal di aatu ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ngir ñu daal di ñoom it taxawu mbir mi ba saafara man ci am gindeeku lu ko mooy jafe-jafe mën nañ ko fa gisaat article de la semaine ni kii gaaw gi jot tey Alaaji Malick Cissé dem seeti suñu naataango yi nga xam ne ñoo di waa Sud Quotidien jël siwaat si li nga xam ne nag moo di doxum ñaxtu bi taskati xibaar yi amal ñetti fan si weeru mai bi ñu génn di bëccëg bi ñu jagleeloon wàllum moom sa bopp si joxam xibaar liberté de la presse si xalima ki nga xam ne moo di Ibrahima Diallo mu ngay xam ne ni dafa mel ni nag mbiri jamono ji lépp sa mbedd ma lay xewee ak yaatal dinañ ko topp si njeextalu xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jotaay nees gis ñu def si faram fàcce. dañ koy doo rek lañ ko jiñ sa bopp kat tànki nemeeku yi jër wàllum njaay meeg njënd mi Aminata Assome Diatta amal si jaay yi ngir saytu li nga xam ne moo jëm si gi jëfandiku gi ak waajtaay bi nga xam ne moom la ñu jëm ci it gi nga xam ne mooy it gu ndaw gi di qualité ndax xam ngeen ne daanaka ay bés rek dox suñu digganteeg moom Aminata Assome Diatta di dalal xelu askan wi ne njëgi jëfandiku yi du daal di yokk loolee di kàddu yoo xam ne yëkkati na ko sa diwaanu Mbaaw ginnaaw bi mu amalee tànki nemeeku ya ñu teewlu ay kàddoom si micro Mamadou Lamine Fati. li ma bëgg a wax rek mooy régulation bi moom mu nga ci boo xoolee contrôleurs yi ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ciy def liggéey vraiment bu am solo di wax ni d'ailleurs am na benn waxtaan bu yaatu bu ñuy organiser le lundi 11 au CICES ñu koy wax Conso Confiance pour justement wax consommateurs yi seen xel war na mën a dal ci li nga xamante ne moom la ministère du commerce di liggéey ci wàllum non seulement prix waaye aussi si wàllum qualité seeni produits. donc dinañ ci gën a waxtaan ni mu gën a yaatu mais li ñu mën a jàpp rek mooy fu mu ne nii ci marché bi wax dëgg yàlla prix yi nekkul autant élevé surtout pour li nga xamante ne ñu ngi koy béy suñu réew maintenant loo xamante ne nag wax dëgg yàlla da nga ko importer doo am benn maîtrise ci li nga xamante ne moom mooy le prix à l'international donc bu boobaa léeg-léeg dinañ ci gis ay augmentation comme lu mel ni lu jëm ci dëwlin bi waaye loolu yëpp waxtaan bi dinañ ci gën a ñëwaat ci mardi incha allah ci événement bi nga xamante ne moom la ñuy organiser au CICES na ci bu fa ñëpp teewee dinañ gën a waxtaan daal ci mbir moom. waaw ganaar bi tamit mu ngi sur le marché gis nañ ni am na war nañu bañ am xel mu dal waaye tamit di préciser ni am na yeneen visite sax ñu war a dem ci yenn entreprise yi nga xamante ne dañuy def production bu am solo ci wàllum ganaar incha allah te loolu yëpp dinañ ci ñëwaat événement 11 bi pour vraiment rassurer le consommateur ak di wax ni encourager profito ci vraiment pour encourager jeunes yi ñu dugg ci entrepreneuriat ndax nag amu industrie ay jeunes ko yor ay sénégalais ko yor ñoo créé seen entreprise ba tey ji mu nekk une industrie boo xamante ne war nañ ko mën a tiitaroo donc di leen di wax ni vraiment nañ ci gën a investir ndax foofu la njëriñ ji nekk. foofee si zone industrielle bu Mbaaw Aminata Assome Diatta it yëkkati na kàddu jëm si li nga xam ne mooy jamono ji li di ñuy waxtaanee si Ndakaaru di dog gi ñuy dog ay gox bokk na si bu Mbaaw bu Kër Massar mu ngay xam ne foofee nag mën naa bañ a indi jafe-jafe li muy sàkku sax moo di doomi Kër Massar yi si boppam jiitu si mbir mi ndax mu ne moom jéego yi muy def nag lii amul leen loo xam dina ko si yàq ñu teew lay kàddoom ba léegi si micro Mamadou Lamine Fati. lu waaye di wax ni waxtaan bi amagul loo xamante ne complètement dafa figé étude technique bi moom moo am rapport bi mais gis nañ ni autorités yi demandé nañu communes yi pour ñu prononcer wu def seeni
ay propositions donc je pense que bu ñu amee loolu yëpp dinañu mën a xam bu baax fan la ñu mën a situer waaye di wax ni ñun suñu engagement pour Kër Massar dafa nekk engagement bu leer du dépendre si sax découpage non seulement dañu engagé wu pour commune bi mais dañu engagé wu pour le futur département de Kër Massar ndax dañoo bëgg nag wax dëgg yàlla fi nga xam ni moom mooy suñu dëkkuwaay liñ ci bëgg tamit ñu mën ko cee am te loolu nag duñu xaar kenn duñu ko indil xalaatam ñun ñi si suñu bopp dinañu am suñu xalaat en tant que Massarois bu ko defee nag ñu am un projet boo xamante ne képp kuy ñëw di ut si suñu communes yi nekk ci département bi ci li ñu bëgg ñun population Kër Massar yi ci loolu ngay tënku. noonu la ñu nar a dogee gox yi nag fi nga xam ne moo di commune bu Diamniadio moo nar a daloo li nga xam ne moo di arrondissement ba si biiram dina am yenn Sébikotane ak Tivaouane Peulh mel ni dellusiwaat na si biiram loolee nag buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo di jaraafu bokk moomel ga mu nga xam ne ni loolee dafa dëppoog li nga xam ne moom doon xaar si ni ñu war a dogee ak ni gox yi war a tëddee ñu teew lay kàddu Mamadou Moulay Guèye si micro Babacar Seck. génnee nañu ci situation boo xam ne lu metti la woon non seulement pour waa Nduxura mais pour population Diamniadio yëpp donc dañu def lu dul gërëm sant président de la république ci décision bii mu jël ba delloowaat li nga xam ne lii mooy dëgg puisque lii mooy dëgg Nduxura warulu mën a génn ci Diamniadio ndax nun loolu la ñu gëmoon te loolu la doon doxale même bi nu ne Nduxura ci yan la bokk mosuñoo génnee sunu loxo ci Nduxura lépp luñ daan def ci Nduxura sax duñ ko yokkul wàññiwuñ ko kon lii jàpp naa ne lu war a nekk la nekk na kon ñu ci gërëm aussi le conseil municipal comme ni mu ko daan defati na ko lépp lu ñor population Diamniadio lépp lu ñor commune Diamniadio duñ leen ko gaaralee wax dëgg yàlla toujours du am kenn koo xam ne kii dina ko contre moom la ñu wone waat tey ñaari point yi muy dugal Nduxura ci Diamniadio ak def Diamniadio arrondissement ñaari point yooyu yëpp amul kenn koo xam ne kii wane nga ci leneen lu dul ak nangu ko ak nangu mu gën a rafete na mu gën a jekke na mu gën a selle conseil municipal bu Mbambilor ñoom it daje nañu ngir daal di àddu si moom li mbir ginnaaw lal bi nga xam ne amal nañ ko nag si ñeent fukk ak juróom-ñetti conseil yi nga xam ne moom la ñu am fukk ak benn rek ñoo ànd si boobulee xalaat fanweer ak juróom-ñaar ñeneen ñëpp ànduñu si li ñu gis moo di bu ñu dogee yooyu laa si toll si juróom-ñaar ba ak ñetti cité yoo xamante ni bi ñu ngi aju woon si Diamniadio dina nekk loo xam ne dina indi jafe-jafe si wàllum koom waaye tamit dañoo jàpp ne Sébikotane si boppam si commune bi la war a nekk te waruñu ko see génne kenn si ñoom di député di Ngagne Diop ñu teewlu ko ak Babacar Seck. si code général des collectivités territoriales ne na commune boo xam ne dund nga ñetti at te sa koom-koom mënu laa may nga dund commune ba nga gën a jigéen nañ la si taf waaw kon li muy def kañ Sangalkam moo dundul kon li ko yoon wax mooy moom moo war a décréter ne kat man dama doon séentu moom ci boppam mu nekk gentleman na xam naa ne sama commune mënul dund kon monsieur le président dañ koy taf si Bambilor bu boobaa nag politique bi ñu ubbi politique bi ci document bi mu présenté damay def ay ree la may def dama ko mos a wax assemblée ma ne ko waroo juum ci décentralisation ndax doomu décentralisation mais li ma gis tey ah xëj na day liggéeyal boppam ëllëg xëj na dafa am liggéey bu muy waajal boppam nan ngay mën a dagg ab commune di ko créer di wàññi ab commune te lay koom-koom bay dundal commune boobu nga jël ko taf ko ci sa bopp pour toroxal commune boobu c'est ça l'objectif du ministre des collectivités territoriales il faut qu'on le reconnaisse le président Macky Sall demandé ko loolu bu mu mettre les populations en mal ak président Macky Sall on le croit aujourd'hui on le croit demain et après-demain et pour toujours gis nga dañuy wax te yàlla rek mooy tax et je défie quiconque ku mu manti doon bu la neexee nga ñëw ñu toog plateau amal diplôme bu nekk projet de loi bi incohérence yi ma si génn ku ci gis luy njëriñ loo xam ne mën na jëriñ commune u Bambilor nga wax ma ko
nga Diop mooy maire bu commune bu Mbambilor ñu jógee Mbambilor daal di wutali fi nga xamante ni bii moo di Djilakh foofee nag ci coow li nga xam ne moo dox diggante askanu Ndingler ak njiital Sedima di Babacar Ngom ñoom notable Djilakh ya ginnaaw bi ñu jox ñee baaraamu tuuma collectif ba nga xam ne ñoom ñooy sàmm suuf sa foofee daat nañuy nag bëgg ñi nga xam ne ñoo di kilifay réew mi ci boppam ñu dox ay jéego ba saafara li nga xam ne moo di jafe-jafe yafa ñu doore kook li nga xam ne moo di dog gi ñu dogoon di li nga xam ne moo di frontière yi maanaam fu nekk dig-dégg ba mu yemoon ñu delluwaat lépp ndax dafa mel nañ ko salfaañi loolee war a nag ndaje li nga xam ne amal woon nañ ko ñu teewlu ci nettalik Mountaga Kane. kilifa yi Djilakh daal di nañu weddi ba mu set ndaw ñi bokk ci collectif pour la défense des intérêts de Djilakh li bëgg ñu daal di nangu suuf si ci Babacar Ngom. gune yooyu xamuñu lu ñuy wax dégg nga gune ki jigéen dong nga fa ne ay gune yu ndaw li nga xam ne mooy arrangé dëkk te mu am njëriñ màgg ko mën a wax waaye gune mënu koo wax waaye gune yi Djilakh dañoo sob bu ñu yëgee naan mag ñi xamuñu dara te mag ñi bi ñuy xam kañ la fekk ñu xalaat leen. ñoom notable dëkk bi jiiñ nañu nguur gi ne moom daal ñoo ñàkkal fayda frontières yi am diggante Ndingler ak Djilakh ba tax li xew. problème bii yëpp nag gouvernement bi moo leen négligé lii gouvernement bi da ko waroon atte bu yàgg bi problème bi amee préfet bu Mbour ñëw sous préfet bu Ngekoox ñëw sous préfet bu Mbadane ñëw ak seeni conseil ak seeni président la fa ñëpp tase ñu réglé ko mais bi ñu déddoo leen da ngi leen buddi borno yi lañu buddi borno yi ñëw dugg biir Djilakh loolu nag lañu bëgg mu dakk. ñoom kilifa yi Djilakh yi ñu ngi ñaan nguur gi mu daldi dellu si frontières yi ni ko arrêté bi génne woon su loolu amul nañu waaj ne xam ne lu ne mën na cee xew. diggante Ndingler ak Djilakh dafa amoon arrêté boobu mu amoon nag la ñu bëgg te préfet bu Mbour nañ ñëw dagal ko Ndingler yem fi mu war a yem Djilakh yem fi mu war a yem manu ko leneen lu mu gis ëllëg moo ko def. préfet département Mbour bi moom li mu xamle mooy mu ngi liggéey bu baax ngir jàmm am ci diggante Djilakh ak Ndingler. Mountaga Kane di ko jaajëfal wutali diwaanu Saloum fekk ñi nga xam ñoo di takk deri koom yi ñi nga xam ne nag ñoom sa diwaan boobu ñu ngay wéyal nag xeex gi ñuy xeex dugal dorog gi fii si biir réewum Sénégal waral nag si benn weer rek teg nañ loxo lu toll si wala bun lu ëpp 2 tonnes dorog yoo xam ne dañ ko doon indi si réewum Sénégal di ay yàmbaak yu ni mel loolee bu ñu ko xaymaa si koppar ëpp na 200 millions loolee nag ëpp na boppam ñi nga xam ñoo di kilifay diwaan ba fa waral ñoom it ñuy artu bu baax te taxaw takk seen ndigg si ginnaaw takk deri comme yooyee ñu dem ba Saloum fekk fa Adama Sarr. subdivision bu douane bu nekk fii ci diwaanu Kaolack nag ñu ngi wéy di am ndam ci xeex bi ñuy xeex wàllug Sénébar ci weer wi ñu nekk rek lu toll si 2 tonnes yamba xayma ko ci lu ëpp 200 millions si suñu koppar. dafa def benn saisie de 1 tonne 400 kilogrammes de chanvre indien pour une valeur de 168 millions maanaam téeméeri millions ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett de francs CFA te saisie bii nga xam ne mooy saisie record wax dëgg yàlla masu fi am léegi suñ boolee saisie brigade commerciale lu Kër Ayib ak saisie Guinguinéo poids totalu chanvre indien bi ci biir mois bii mu ngi toll ci 2 tonnes 140 kilogrammes mu nekk valeur boo xam ne ñu ngi ko estimé à 227 millions 200 000 francs CFA. ngir nag fexe ba douane bu Sénégal am ndam ci xeex bi muy xeex bile trafic kilifa yu Gàmbi nag noppi nañ ngir gunge leen. mais Sénégal benn lañ te foog ñu liggéey together especially ci wàllu karange ba tax na moom sax defoon na benn lettre ci mois de février bind gouverneur bu Kaolack war ko ne ko dañu war a toog force de sécurité yëpp ñëw ñu am réunion boo xam ne dañ ci délibéré li nga xam ne mooy suñ concerné yi. mbir mu doy waar mi nag soxal na bu baax kilifa yu ŋànk gox bi. parce que yombul quantité bu toll nii ñu jàpp ko ak niñ ko defee parce que bu ñuy xool ne fii frontière bi li fiy jaar ci lu mu toll ci oto liggéey bu ñu mel yombul donc tey au nom du chef de l'État lañ fi ñëwee ministre de l'Intérieur ministre de la Justice mais également ministre de l'Économie pour delloo leen njukkal xeex bi nag yombul ñun ñëpp dañ ci bëgg ànd. muy autorité administrative autorité locale ak force de défense et de sécurité. liñ fi ñëw mooy nañ oote pour waxtaan nekk benn Gambien sénégalais ñun population yi muy saret
muy Jakarta muy ñëpp góor jigéen chef-de-village buñ ko defee boo gisee loo xamul nga oo gendarmerie wax ko maa nga dooj wax waaye xam nga Saloum des fois day gis lu nga xam ne sax xam na ne lii baaxul xam na lii drogue la waaye rus naa woon. suñuy frontière ku ne xam ne ngir fexe ba dara du fi dugg nekk na lu jafe li nu mel nag teewul ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu takk der ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir xeex wàllug sinébar gi dugg suñu réew. Adama Sarr ñu des ak ñoom takk der yi ko am yi sa diwaanu Saloum ak wéyal gi ñu wéyal a xeex ak njuuj njaaj ci wàllum koom-koom waral nag ñu teg loxo lu toll lu ëpp téeméeri millions yoo xam ne xaalis bu léewul la li ñu dëppee faux billet loolu nag ñu ngi ko tegee loxo si ab bus boo xam ne mu ngi jóge woon Diaoubé bu ñu teewloo ki nga xam te ne bi moo di su lieutenant Momadou Niass mi nga xam ne moo jiite brigade bi nga xam ne mooy brigade mobile douane ba nekk si diwaanu ngeen neew ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Adama Sarr ak Astou Mbaye. ñu ngi ko jàpp altine bi passé ci guddi ay 1h du matin lañ jàpp billet yi ci benn bus bu doon jógee Diaoubé di dem Dakar voilà bus bi Diaoubé la jógee di dem Dakar ñu contrôler bus bi gis ci benn sac bi mu xaw ñu jaaxal ñu laajte mais malheureusement amul ku wax ni man maa moom sac bi jëm nañ identifier ba sonn mais amul ku wax ni moom sac bi ñu jël sac bi tijji ko gis ci ay yére gis ci benn jaget ñu tijji jaget bi ci biir gis ci billet yi. bi ñu jàppee billet yi nag dañoo dem ba BCEAO bi nekk Dakar ñoom ñoo ñu confirmer que ni effectivement ay faux billets la voilà. parce que 89 billets la yu 200 euros. léegi nekk 2276 billets yu 100 euros. boo ko xoolee day ëpp téeméeri million ak lu ko ëpp. jàppee faux billets yi nag bus bi dañ ko téye parce que transport en commun la téye nañ ko téye waale chauffeur bi ak apprenti bi ñu xool procédure bi fu muy mujjee. ñu daal di wax lu jamaat ci waajtaayu korite gi nga xam ne moom lañu dëkkmal am na ñu bëri ñoo xamante ne bii dañu xotti yees dañuy dem daal di yeesal seen yére ci ñi nga xam ne ñoo di cuubkat yi ñoom cuubkat yi nag am na jamono ñoom daan nañu gis seen bopp bu baax a baax si waajtaayu xeet yu mel nii waaye nag ren dafa mel ni mbir yi dafa xaw a wàññeeku xawuta xumb ni nga xam ne noonu daan demee dëgg waral mu am solo yi dàllam dem nemmeeku ji leen fi nga xam ne fa ñu nekk di fa yëngu ay satu kan ñu ànd ak moom mu ngi àndoon ak Augustin Mandagne. Cité des Eaux defarkatu cuub yi sëgg temb ci seen liggéey. kenn ci ñoom di ci béy waax ak apprenti wam gi ñuy xamal ni cuub yu muy defar bëri na day dépendre ci client yi rekk. non cuub façon bu ne parce que ñun boo xoolee ñun suñu liggéey bi jesner la daal ci jesner lañ koy yëngoo daal te boo xoolee jesner am na cuubu tàkk am na cuubu VIP am na Facebook am na lépp daal. waaw parce que boo xoolee mais ren moom kii bi moo xaw a dox tuuti daal VIP yi moo xaw a dox tuuti ak cuubu tàkk tuuti daal. et ça dépend am na brillant aussi muy door a génne aussi boo tawee modèle yu bees yi la boo xamante ne muy door a génne daal. mais nit ñi yaa ngi cuub lu ndànk-ndànk daal même bu dee bëriwul sax mais nit ñi yaa ngi si ñëw daal. muy ab liggéey buy am yoon bu mu war a jaar muy ci jaaykatu tissu bi si cuubkat bi. ci kii di defar dessin yi ba ci ñuy tàpp ak a ñaw liggéeyu cuubkat di ab ndono ci ndaw mi ñu fekk fii mu ñu xamal ni ñëgu tissu yi dañoo wute te ku nekk mën na ci jënd. non cuub yi seerul presque cuub yi moom ça dépend ci boromam noo ñëwee rek soo ñëwee nga bëgg lu seer ñu jaay lu seer. soo bëggee lu yomb ñu jaay lu yomb presque am na bu 10 000 am na bu 15 000 am na ba sax bu ay 9 000 yooyu quoi mais bu ci gën a seer moom ay jasneer moom yooyu moom dafa xaw seer quoi yooyu moom ba ci kaw la rek amul fu mu yem quoi am na 100 000 am na 50 000 ba ci kaw ça dépend ci li nga bëgg quoi presque benn catégorie. ñawkat bii ngi ñuy sóob ci coono yu ñuy daj. bile Covid 19 amee ba tey jaay bi doxatul. fii boo fi ñëwoon client yi rek ñoo lay teree dugg fii da nga doon gis boo ñëwee fii dañuy gis client yoo xam ne dañuy jàppale sax ci liggéey bi surtout si mooy bàcc ci beeg affaire yi ñaw yeeg yooyu yëpp lañu doon jàppale mais ren moom wax dëgg fa yàlla doy na waar daal li yàlla xam doy na waaw dama doon jaay fii plus de 2 balles 3 balles wala balle bu am 20 pièces mètre di jar 7500 kooku xam nga boobu mu ngi doon dox kon. waaw mais actuellement nii même 7500 yi sax il faut nga waxaale ci ba kii man nee naa la li koor bi commencé ak léegi jaayu ma fi bal.
cuub di ab tissu bu sénégalais yi bëgg loolu ñu tàmmu di ko daan jënd ci xew-xewu diine yi jaaykat yi am seetlu ni Covid-19 bi daa wàññi loolu seeni client. jaajëfal ko Aïssatou Kane di ku jóge si cuub yooyu ak waajtaayu korite gi ñu daal di wax lu jëm si wàllum tàggat yaram ak kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar si wàllum tàggat yaram ANPS nga xam ne amal nañu ab lool ci gaaw gi ngir xayma nag li nga xam ne moo di atum football professionnel ci réewum Sénégal li nga xam ne moo di jafe-jafe yeeg li nga xamante ni bi moom la ñu war a joyanti yëpp nag yéen nañ ci yàbbi si teewaayub ñoo xamante ni bi dañuy yëngu bu baax te ñu ràññee leen si wàllum tàggat yaram bi ñu génnee lii la ñu dénk ki nga xam ne moo di Abouté di Sow ak Moussa Fall. ñun soo gisee tey ñu dajalee fii kàngam yi nekk ci sport Sénégal yëpp et aujourd'hui ñoom ñi ñuy dajalee leen c'est pour saytu li nga xam ne moom mooy suñu football professionnel mu ngi judd 2009 nag ak 2021 tey jii mën na fukki at ak ñaar 12 ans nag il faut nga taxaw nga saytu ko am na loo xam ne bëggoon nañ ko def am na loo xam ne def nañ ko am na loo xam ne defuñu ko am na loo xam ne dafa nekk ay tolof yu métti loo xam ne mënuñ fexe ba def ko donc ñun journaliste aussi suñu rôle warul yem rek ci nga dem stade collecter traiter diffuser information nga pare ci déedéet su fekkente ne xalaat nga ne sa xam-xam wala mun nga def ay débat yoo xam ne mun na changer mbir mi waxuma la rek ci wàllum sport ci wàllum diplomatie ci wàllum politique ci wàllum leneen ak leneen war nga ko mun a poser loolu moo tax ANPS woote débat bii nii tey convier ki nga xam ne moom mooy président de la ligue professionnelle di SAERSEC convier ki fi njëkkoon nekk président ligue professionnelle du Louis Lamotte ñëpp xam ne xarañ teefam convier le président Augustin Senghor ñoom ñëpp ñu toog it nag ay kàngam ñu toog xool réfléchir xool naka la ñu mën a def aujourd'hui pour développer davantage suñu football parce que quand même ren dafa nekk at bu baax trop ci suñu football parce que c'est la première fois depuis 2004 la ñu gëj a gis équipe sénégalaise bi nga xam ne day franchir premier tour bay dem ba demi-finale bay dem ba quart de finale ba dugg top 8 wala top 16 donc Teungueth football club def na ko Jaraaf de Dakar def na ko donc c'est un moment opportun boo xam ne ANPS saisir na ko pour moom tamit mun a apporter contribution bi nag suñu defee débat yi ba pare dañ koy tënk ci benn rapport ñu jëbal ko ministre des sports Matar Ba jël benn rapport bi jox ko Augustin Senghor jël benn rapport jox ko ligue professionnelle ki nga xam ne moo koy jiite di SAERSEC loolu mu nekk contribution journaliste sportif sénégalais yi fi nekk yëpp. mu nekkoon Abdoulaye Thiam jiital ANPS di kuréel gi ëmb ñi yëngu si wàllum tasum xibaar tey yëngu si wàllum tàggat yaram ñu daal di jeexal ak li nga xam ne mooy bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleeloon nag wàllum tasum xibaar yëpp si àddina warngal këpp ñetti fan si weer mais bi ñu génn la woon di bëccëg boo xam ne nag forcé la woon si ñi yeew fii si réewum Sénégal taskatu xibaar yi ñu wàcc si mbedd mi naqarlu li nga xam ne moo jëm si xooxatal gi nga xam ne dañ koy teg si yenn deru taskatu xibaar yi wala bool këru tasukaayu xibaar yi waaye tamit jafe-jafe yi nga xam ne ñoom si boppam ñu ngi koy dund si mboolem yooyu le kër ak ñàkk gu métti gi nga xam ne ñu ngi koy dundee loolee di aw xët boo xam ne bind nañ ko si xët bi nga xam ne moo di xët bu njëkku yëglekaay bi di Sud Quotidien bis boobee ça presse dans la rue maanaam ñi nga xam ne ñoo taskati xibaar yi wàcc si mbedd mi xët bi nga xam ne Ibrahima Diallo mi jiite desk société ak environnement moo ko bind waxtaan wi yaatu la seq ki nga xam ne moo di Alaaji Malick ci ses articles de la semaine ñu teewlu. ñu génn ci seen rédaction yi ngir wane seen nakar ci kanamu ministère de la culture et de la communication presse bi nekk ci mbedd bi loolu moo fës ci xët yéenekaay bii di Sud Quotidien. déjà ci Turquie bi dañu ne presse ak pression ñaari kii yi ñuy ànd fu mu ne nii sitting bi c'était une forme de pression sur les autorités pour ñu gaawal seen réforme yi ñu commencé ñu tàmbali ba léegi eggagul. te kan moo def sitting boobu pour mettre pression c'est la presse moo tax ñu ne presse bi te la ci fan lañu def sitting pression bi ci mbedd moo tax ñu tànn ne c'est sa presse dans la rue. titre bi moom pratiquement ci manifestation bi lañ ko jëlee sta doy na sëkk parce que ci pancarte yi ak ci t-shirt yi liñ ci bind mooy presse en danger doy ça suffit mooy doy na sëkk. li ñu faral di gis mooy journée mondiale de la presse Sénégal dañ koy organiser sous forme de ay conférence ay atelier par exemple CESTI lu ci gën a bari lañ faral di ko def mais cette année dafa tombé ak ay jafe-jafe yi amoon ci presse bi jafe-jafe yooyu li leen yokk mooy affaire
bi amoon mars bi mois de mars journalistes yi am ci ay jafe-jafe yu bëri yu rëy yu jànkonte la jafe-jafe yu rëy ci seen wàllum liggéey dëgg nañ sax benn autorité journalistes yi nekk ñu fi dara lu dul informé ñu leen déedéet nañ leen tas ak ay grenade lacrymogène déjà problème de sécurité am na. doy na loolu la taskatu xibaar yi ak techniciens yi wax menaces yi violence yi ak nekkinu presse bi nekk lu doy waar SYNPICS moom taxaw temm ngir ñu amal loi bi jëm ci accès universel à l'information. SYNPICS ñu wax dëgg la parce que constitution Sénégal moo garantir liberté d'expression ak liberté d'opinion côté boobu Sénégal def na ci ay jéego yu rëy macha allah même si am na tuuti ba léegi ay gàllankoor yi ñuy am mais mën nañ ko reconnaître mais tant que amuñu loi d'accès à l'information bokk réew yu bari am nañu ko te le Sénégal yaakaar nañ ne Sénégal war nañu dépasser loolu du loi ak d'accès à l'information moo ñu war a tardeel alors que bu ñu yeewoo du tey ñun ñoo leen jëkk yeewu ñooñu mais ñun ñoo yëkk yeewu ñooñu en Afrique ñooñu adopté loi d'accès à l'information te ñun ñu ngi nii ba léegi traîner lan la ñuy ragal te boo amulee loi boobu yenn information yi mënoo ko génne même boo par exemple ay dossier d'enquête da nga koy commencer mais du egg da ngay dem ci autorité bi war a joxe document wala joxe information mu ne la bindal demande boo bindee demande mu jot ko moom tam war na ko jottali keneen kooku jottali ko keneen ko alors que l'information est une denrée périssable ça n'attend pas da ngay toog ñaari fan ñetti fan beneen organe génnee ko ci yenn benn anam avec des experts et des kii alors que tu n'as pas l'autorité finalement da ngay bàyyi affaire bi da ngay décourager mujjee bàyyi alors que s'il y a une loi qui encadre ça ne yenn documents yi xëy na mënuñu koo jox journalistes yi parce que c'est top secret mais am na yoo xam ne daal askan bi war na ko xam donc nañ lañ ko jox. dafa jot ñu balal réforme yu jëm ci secteur des médias loolu soxal cap tutelle bi moom ni dégg na bu baax a baax ñi yëngu ci wàllum tas xibaar. gage yi muy joxe tey représentant ministre bi c'est vrai nee na wax bi doy na léegi nañ jëfee loolu dëgg la mais foofu lañ koy xaar parce que yàgg nañu wax depuis 2017 lañu voté code de la presse bi. texte accessoire yi ko waral na mottali ba léegi pareeguñu ñu ngi koy jël depuis 2021 c'est vrai on a eu un coup d'accélérateur pratiquement depuis la président bi promettre na ko ci face à face am avec les journalistes le 31 après son discours et il y a un certain nombre de décrets qui ont été pris mais jusqu'à présent li gën a lu ëpp solo mooy li des par exemple appui le fonds d'appui ba léegi ministère bi jël na décret bi mais ba léegi effectivité bi amul. beneen défi bi mooy ñu fexe ba sàmmonteeg ak lu convention collective nationale bi wax jëm ci secteur bi ëmb média yi. organes yi tam war nañu lu néew le peu qu'il y a ici war nañ ko mën a respecter su ko organes yi yëpp respecté woon xëy na journalistes yi yenn précarité yi duñ ci nekk mooy lan le minimum c'est le respect de la convention collective. am na ñu ko respecté am na ñu dem au-delà de la convention collective ñu am seen convention maison mooy rémunéré plus que la convention collective mais au minimum si tous les organes ñu respecté woon li convention bi wax ne journaliste bi nangam lay feeku technicien nangam lay feeku par grade par à tel niveau xëy na yenn jafe-jafe yi ñu nekk ci terrain bi duñ ko jànkoon. presse nekk lu am doole ci luy dëgëral démocratie sit-in bu ñett fan ci weeru mai dina des ci taarixu Sénégal. ñu ko jaajëfal El Hadj Malick Cissé di leen jaajëfal yéen tamit si teewlu bi lii mooy yëkkati jotaay bi beneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Ousmane Monique Sagna xibaar yi di wéyandi si 3w.media.sn